ca la nga am ci sa commune donc loolu moo nekkoon erreur bi ci majoritaire ak proportionnel moo tax ñu jëlee ko noonu wante ki ñëw ni la minuit jotagul mën naa koo changer boobu tàppeeguñu sax bi ñu koy njëkk a wax boobu tàppeeguñu sax récépissé bi mais dafa mel ni lu ñu yàkkamti woon ñoom man maag Bougane yàgg nañ ci waxtaan nee naa ko de élection yi yow Barthélemy Sonko bu ñu leen ci mayee jàmm dina ma jaaxal ndax élection bi dafa am lu bari lu muy déterminer day déterminer élection législative yi fu ñu jëm ak présidentielle yi fu ñu jëm te yéen ay candidats yu mag ngeen parce que ville de Dakar moom ku ko gagné ngay opposant pale ngay yóotu kon dinañu fexe ba xàllal Diouf Sarr yoon lu ñu mën ci éliminer Barthélemy éliminer la yow Bougane fii danañu ko def ndax commencé woon nañ ci sa télé Barthélemy ñu ngi koy indil jafe-jafe ñu ngi seet nu ñuy bloqué sa liste Sonko tamit balaa gis nga léegi ñu indi koy problème lu ne di nga ko dégg ci ay dossier am pour salfaañe ay yelleefam yooyu yëpp dañ koy def ndax bañ ñu am ndam gis ngeen li fi am booba léegi waaye li ci am solo mooy politique la rek dinañ dem ak ñoom ba fa mbaxane nekkee benn duñu bàyyi benn yoon li ci am solo tamit mooy liste commune yi jàll na incha allah liste commune yi jàll na liste commune yi man Médina ak ñoom HLM ak Hann ak yooyu yëpp Wakaam ñoom ñëpp jàll nañu te am na benn vide juridique bu nar a am après parce que bu dee gëm sa bopp moo gagné commune yëpp wala mu gagné commune yu ci ëpp qui sera le maire de Dakar am na vide juridique bu ñu war a travailler waat yaakaar naa ni bu ñu defee recours yi ba pare dinañu ànd ak suñu avocat yi nag def conférence de presse mais journalistes yi posé question jërëjëf. Nous vous remercions de votre présence. Il nous a été notifié aujourd'hui le rejet de notre dossier de candidature pour la mairie de Dakar en wolof. Alors, d'accord. Juste pour dolli rek li nga xam ne Bamba wax na ko Bamba mooy mandataire u grande coalition bi pour la ville de Dakar liggéey bi nga xam ne def nañu ko tey ñëpp dañu am njàqare bi ñu waxee ne ville de Dakar liste gëm sa bopp dañu ko rejeté may leerlu rek parce que damay dégg yenn saa yi ñu naan tubaab këyit la xam dama gis ñu bind di wax ne li ñu leen jox daa matut c'est incomplet la liste elle est incomplète di fàttali rek ni Bamba waxee 22h39 la ñu ñëw ñun déposer suñu liste bi ñu déposer liste bi 22h39 le 3 mën naa leen ko jox yéen journalistes yi ngeen xool téye leen bi ñu ko déposer gis ngeen ne ci biir 90 dossiers muy titulaire muy majoritaire titulaire ak suppléant 90 dossiers la ñu déposé alors que pour Dakar 83 dossiers lañ la demandé ñun ñu déposé 90 dossiers ñu gis ne ci diggante titulaire bi ak majoritaire ni ñu ko agencement bi baaxul bi ñu remarqué ne baaxul moom Bamba Fall mu delluwaat ci préfet bu Dakar et d'ailleurs c'est le moment de fustiger ñaawlu doxalin bu préfet bu Dakar ci dossier bu gëm sa bopp bi parce que bi ñu ñëwee fàttaliku leen ne moom préfet boobu moo bindoon lettre ne naa dindi affiche yi ma defoon ci mbedd mi moom préfet boobu ba ma demee Mbour moom moo waxoon ne duma dem ci tefes gi kon préfet bu Ndakaaru bii gëm sa bopp yàgg na koy tere nelaw waaye yàgg nay lijjanti suñuy mbir mu ne Bamba Fall liste bi nga bëgg a consulter mënoo ko consulter donte Bamba Fall moom mooy mandataire bi mu ne ko mënoo ko consulter alors que le code ne dit pas ça code bi dafa wax ne moom mii di mandataire saa su ne mun naa ñëw xool liste bi parce que ñun bi ñuy déposer minuit jotagutoon bi ñu xamee ne am nañu problème ci agencement ñu dellusiwaat ci préfet bi ne ko dañ ko bëgg a soppi moom préfet bi daf ko bañal ci kanamu waa SEDA kon yéene bi ñu amoon ñoom mooy galgal gëm sa bopp yéene bi ñu amoon ñoom muy indil jafe-jafe gëm sa bopp parce que nag ci loolu la ñu nekk boobaak léegi gis ngeen li fi xewoon fan yële gis ngeen lii nii te biir na ma ne du fi yam danañu ko continuer waat
pour pouvoir mu doon bureau climatisé. di fàttali rek ne jour boobu maa ngi koy fàttali tey bi ñu toogee ci bureau bi ñii ñëpp bi ñu ñëwee dañ leen bàyyi ci biti ñuy remplir ak a raturer ak a arranger ñi nekk ci nguur gi bi ñu ñëwee dañu leen ubbil bureau adjoint préfet lañ leen ubbil ci biir préfecture Ndakaaru dugal leen fa taalal leen climatiseur jox leen lépp ñoom ñuy remplir seeni liste jox leen imprimante et loolu ci xaalisu contribuable sénégalais yi alors c'est des attitudes yoo xam ne dafa war a arrêter dafa war a cesser di fàttali rek ne lii ñu def liste gëm sa bopp pour Ndakaaru jubluwuñu ci lenn lu may xàllal yoon Abdoulaye Diouf Sarr jubluwuñu ci lenn lu may seen candidat pour ville Ndakaaru mën a jàll et loolu gis ngeen li ñu tàmbali ci Barthélemy danañu ko songaat ñeneen ak ñeneen parce que li ñu bëgg mooy seet ay fas yoo xam ne ay fas yi màggat lañu ak i fas yu mënul daw ñu boole leen ak Abdoulaye Diouf Sarr ngir mu duma leen alors loolu nag il faut ñu xam ne sénégalais yi duñu ko nangu ñun danañu def recours yi nga xam ne loolu la ñu yoon may danañu jaarale mbir yi fi nga xamee ne foofu la ñu yoon may et incha allahu rabbi xeex bi danañu ko continuer pour ñu xam ne gëm sa bopp réalité la ci réew mi la preuve tey ñi ngeen fi gis ñoom ñëpp ñu ngi ci ay communes fii ci Dakar déposé nañu amuñu problème donte am na ci yeneen juróom-ñaar ci commune ci Ndakaaru yoo xam ne fexe nañu ba rejeter dossiers yi yeneen yi am nañu ay jafe-jafe ñu forclos leen mais au moins ci biir Dakar on a actuellement 12 communes yoo xam ne suñu ay candidats jàll nañu fa Guédiawaye moom lépp jàll na Pikine lépp jàll na Kër Massar lépp jàll na Rufisque lépp jàll na li des ci Sénégal bu may xayma fi mu nekk nii au moins ñu ngi ci 352 communes yoo xam ne mu ngi ci Sénégal te gëm sa bopp am na fa candidat di wax rek ci jafe-jafe yi ngay wax loolu moo xew boggal suñu candidat nekk mandataire dafa dem ba jël jeton wam mooy li ñu lay jox pour wane ne yow teew nga laata waxtu wi ñu dem ba ci biir ñoom ñi nekkoon ci wàllu organisation bi ñu ne dañoo sonn dañuy ñibbi waa ji yor jeton am ñu ne ko du ñu jël sa dossier demal sa yoon alors loolu aussi on a fait constater par un huissier à Boggal et incha allahu rabbi danañu ko topp waaye li ñu bëgg rek ngeen jàpp ko mooy information bi ñuy wax naan liste bi dafa incomplète comme si joxewuñu liste bu mat demewut noonu kayit bii ma leen jox gis ngeen ne juróom-ñeent fukki dossier la ñu joxe ci mairie Ndakaaru juróom-ñeent fukki dossier la preuve sax PV bi nga xamee ne jox nañ ñu ko moom Bamba Fall daf ko signé def ci ay annotation def ci sous réserve moom Bamba parce que la mu wax mooy da ngeen bind ci décision bi ne liste totale dafa incomplète Bamba ne leen déedéet liste bi ma leen jox mu ngi nii 90 la waaye yéen lii ngeen ma jox da ngeen ci bind incomplète kon man bu may signé damay wax ne li ngeen ma wax ci seen décision bi àndul ak lii dëgg donc la réalité mooy on a déposé 90 dossiers à la ville de Dakar au niveau de la préfecture ñu gis ne dañu am problème mu agencement mais problème mu agencement problème matériel la kii tey moom moo nekk Sicap am nay jafe-jafe dañ ko woo ne ko liste bii nga dugal lii génnewaat ko dugalaat ko Kalidou Niass mi nga xam ne moom mooy mandataire national bi lu tax teewul fii parce que sous-préfet bu Guédiawaye bu sous-préfet bi nekk ci Wakhinane daf ko woo ne ko am nga ay dossiers yoo xam ne dafa incomplète dossiers yi incomplet yi il faut nga changer ko parce que ñii waruñu wotee fii mais mu dem changer ko ni mu koy waxee noonu à Dakar ñoom it am nañu problème boobu ñu woo leen ñu ñëw changer ko waaw mais pourquoi ñun ñu am problème mu agencement du ñu woo ne ñu kaay leen yii nit ngeen changer ko ni ñu ko loi bi maye ñu bëgg ñu xañ mairie Dakar waaye li ma bëgg ñu xam ko mooy seen pexe amul benn problème nañu jéem lu leen neex waaye man ak ñi ma àndal pare nañu
te waajal nañu suñu bopp xam na ne lu métit lu ne ñu ngi ñu koy teg waaye kii nga xam ne moom moo ñu tiim gëmmut nelawul duñ ñu dégg ñu yuuxu mukk nag duñ ñu déggit ñu saalit mukk waaye lépp lu ñu yoon may danañ ci tegu te gëm naa ne liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir ndakaaru gii incha allahu rabbi bari na ci commune yoo xam ne danañu ci teg loxo te danañu dem ca fa nga xam ne moom moo di ville bu Dakar kon daal jàpp leen ne incha allah danañu def recours bi au niveau de la cour d'appel am nañu nag yaakaar ci suñu justice su réew am ci ñoom yaakaar mooy tax lii nga xam ne préfet bu Ndakaaru def na ko te xam nañ ne ñun jubluwu ci lenn lu may lu neex buur jubluwu ci lenn lu may ñu yokki garaatam parce que nag dañuy wax ne ki la abali gët fu la neex fi ko neex ngay xool kon xam nañu ne moom moo tax muy jëf li muy jëf waaye jàpp leen ne ñi ñu àndal ay nit yu am expérience lañu xam nga ne Bamba Fall liste bu mu liggéey mënul nekk yëfi cuune ñii ñëpp ku ci nekk yaa liggéey ci sa liste bopp nekk seen commune liggéey ko ñëw fii Ndakaaru ñëw fii ci ñun ñu liggéey liste bi war a dem ville ñu dem déposer ko kon daal jàpp leen ne lii nga xam ne préfet notifié nañu ko mooy notification bii ñun jël nañu ko waaye wax nañ ko ne ko ànduñu ci parce que liste titulaire yi dafa wax ne liste bi matul ñun 45 la ñu joxe daal di joxe 45 titulaires 45 suppléants ñoom ñu ne 55 titulaires la war a doon 27 suppléants boo ko boolee muy 83 waay booy laaj 83 ku la jox 90 xanaa kooku amul problème mu dossier comme ci 48 heures yi ñu ne képp koo xam ne am nga jafe-jafe mën ngaa ñëw soppi walla nga changer mais kon nañ ñu